asalaamaaleykum mbokki Sénégal baa ngi tudd Moustapha Absa Fall Tilala bokk ci parti bi ñaan Alliance pour la République di APR bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar aussi di militer aussi ci mouvement Dolli Macky maa ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp mbokku murid yi ak mbokku taalibe yi ci màggal gu sell gi ñu jógee 18 safar aussi di ndokkeel mouvement islamique bépp ci mawlud nabi bi nga xam ne jub nañ ko muy gàmmu bi yàlla yóbbu ñu ci jàmm ñu yegg ci jàmm def ko ci jàmm te yàlla jële fi lii nga xam ne mooy mbas mi te ñu gën a respecter les mesures barrières parce que suñ borom mi ngi ñuy dimbale. loolu d'abord dañuy féliciter son excellence président de la République Macky Sall moom mi nga xam ne moom mooy définir politique de la nation mooy njiitum réew mi moom lañu fal moom mooy jël dogal yi ak saa su ko soobee mooy xool li gën ci askan wi mu def ko kon moom la ñu votel budget moom la ñuy jox réew mi. Sénégal bu nekkee ci réew yi nga xam ne yi gën a gérer mbas mi ci àdduna loolu fierté la parce que président Macky Sall dafa jëloon ay mesures yu am solo tëjoon na fi indi woon na fi état d'urgence couvre-feu ak yenn milliers yi ñu tëjoon ko metti woon na nit ñi di kaas mais résultats yi nit ñaa ngi koy tàmbalee gis kon moom nit la koo xam ne xam na bu baax li muy def kon nit la koo xam ne dafay gouverner par responsabilité bi mu jëlee responsabilité nit ñi yuuxu nañ mais teewul xamoon na résultat bi fu mu jëm voilà le résultat kon d'abord dañ koy féliciter di remercier aussi personnel médical bi muy médecin yi ak infirmières yi ak képp koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci hôpital ak këru docteur rek ñu ngi lay sargal aussi di féliciter le ministre de la santé bi nga xam ne aussi moom le président jiitaloon ci xeex bi mu doon définir politique bi nga xam ne moom le gouvernement bi mettre en place muy monsieur Abdoulaye Diouf Sarr di maire wu Yoff aussi bokk sunu parti di Alliance pour la République jiite cadre yi kon dañ koy féliciter parce que c'est un produit de l'APR boo xam ne président Macky Sall li mu bëggoon ci mbas mi Sénégal gépp bëggoon ko Sénégal nekk réew moo xam ne référence la fi mu ne ci wàllum gestion Covid-19 kon dañ ciy wax alhamdulillahi rabbil alamin. président Macky Sall jëlul woon rek ay mesures yam ci biir Covid bi dafa xam ne Covid bi bu ñëwee bu demee sur le plan économique dana am ay impact yu mu def président Macky Sall bi mu wootee rek dafa taxawal li nga xam ne mooy état d'urgence ba pare taxawal programme de résilience économique boobu jënd nañ ay dund parce que jamono jooju dëkk bi xawoon na metti nit ñi taxawoon nañ ñu bari dem nañ chômage technique mu jëloon 69 milliards defoon ko ci ay wàllum dund pour ñu jàppale ko néegu doole yi nga gisoon ne jël na ay milliards yu bari dugal ko ci wàllum courant bi wàllum ndox mi ñu fay ko ñu subventionné boo xoolee mu jël secteur privé bi jël na presque 300 milliards dugal ko ci biir secteur privé bi parce que secteur privé dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy développer am réew boo xoolee wàllum santé aussi mu jëlaat sunu plateau médical yi mu gën ko yokk ba nga xam ne tey jii fu ñu doon séentu mbas mi ak fu mënoon a ñëw rek Sénégal dina ko mën a dékku mu jël ay équipement yu am solo xeex boobu parce que résultat yi ñu am du ay wax rek moo ko mayee dafa am ay moyens yoo xam ne président Macky Sall daf ko mettre en place pour que ñu mën a xeex daan feebar bi te gis nañ résultat ci loolu nga gis ne tey jii wàllum ceeb bi ak dund gi bitim réew la daan jógee bitim réew demoon nañ ba tëj frontières yu bari réew yi frais yu bari doxatul woon douane yu bari doxatul woon mais taxul président Macky Sall biir réew mi stock bi fi nekkoon ñu subventionné ko ba nga xam ne dara mënul yokk lu jóge bitim réew it du yokk ba nga xam ne dundum réew mi yokkul aussi boo xoolee taxes yi nga xam ne moom lañ doon fay ko ci salaire yi président Macky Sall daf ko gàddu woon état bi gàddu def benn suspension de recouvrement des dettes fiscales ak yooyu yëpp économiquement ñuy fay salaire yi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañoo waroon a dem sax chômage technique demuñu chômage technique kon loolu dañuy wax ni sur le plan économique le président Macky Sall réussir na loolu ñuy wax mooy 1000 milliards yooyu ñuy wax
dañ ko nit ñi dañu gis résultat bi parce que tey dégg kenn ku wax ne non man dama ameel banque bi xaalis wala tey état dafa ma ameel xaalis fayu ma fay sama am naa juróomi weer arrière salaire mooy bi mbas mi ñëwee am naa ay arrière salaire amul kon loolu dañ koy wax si loolu la jël mbay mi yokk si presque 20 milliards si budget ministère de l'agriculture 40 milliards la woon mu ñëw yokk si 20 milliards 50% pour wane ne parce que sunu économie jógaat faaw mbay mi bokk si kon gis nga ne mu jël ay semences certifiées yu baax gis nga ni àll bi naat na barki démb dem na tournée économique ku ne gis na léegi ñi daanul bay sax ak ñi daanul wax bay sax ñi ngi wax tournée économique ñi ngi wax bay kon président visionnaire la parce que tey bu amuloon xalaatu yokk budget ministère de l'agriculture pour que mbay mi mën a jaar foofu jóg parce que dafa bokk si li yëkkati économie te jàpp nañ ne campagne arachidière bii di ñëw ak société nationale Sonacos ak yooyu yëpp gis nañ le directeur général Modou Diagne Fada mi ngi def tournée di wax ne ñoom pare nañ pour jënd gerte gi ci ay prix yu baax kon dañuy ñaan yàlla rek campagne agricole bi dox campagne arachidière bi dox kenn ku ne gis sa bopp waaw baykat bi gis seen bopp société nationale yi gis seen bopp secteur privé bi gis seen bopp. ku mu neex nga ne dañuy joxante ay marché xëy na tey parce que président Macky Sall bi mu ñëwee en 2012 moom moo am xelu gis-gisu créer li nga xam ne mooy OFNAC corps de contrôle yi chaque jour ñi ngi dem di contrôler les directions ministères yi ak direction yi di xool ndax gestion bi nga xam ne ñu ngi koy def jaar na yoon wala jaarul yoon man jàpp ma ne nit ki mën na joxe marché boo xam ne te jaarul si li nga xam ne moom la code des marchés teg parce que dafa am code des marchés boo xam ne ay kuréel yu koy définir yu koy contrôler marché du noonu je pense que nag loolu jàpp ma ne nit mën na am na boobu sañ-sañ wala benn boobu gis-gis di doxale noonu daal. esow ceeb bi ñu soxla woon moom lañ bëggoon kan moo ko amoon moom moo ko am président Macky Sall xamul kooku lijjantiwul kooku moom ceeb bi ni ñu ko jëndee ni ñuy waxee yooyu yëpp si prix bu valable lañ ko jëndee marché la loo xam ne tey dañoo nekkoon si soxla bu jàmp muy d'urgence loolu code des marchés dafa am nu mu ko tënkee loolu nag yaakaar naa li nga xam ne moom la ko code des marchés tënkee loolu lañ appliqué pour mën a jox kooku marché bi kon nekkul luñ siy nekk di si naatable kooku président Macky Sall xamu ko transmettre ko milliardaire wala dara mais nit du lekk lu wërsëgam xëy na moom loolu mooy wërsëgam. ay chiffres moom ku mu neex nga jël nga yor sa benn cabinet def say affaire ne man joxe naa samay chiffres tey jii taux de chômage bi mi ngi 40% wala bu la neexee parce que kii noo am ne gis-gisim mais tey dafa am ay kuréel yoo xam ne état du Sénégal daf leen mettre en place ñu ànd kook ay organisation internationale yoo xam ne ku lu demee ne ANSD chiffres yi muy génne parce que Sénégal sur le plan économique ay chiffres am chômage bi dafa am solo loolu bailleurs yi dañ koy soxla su nekkoon ne Sénégal dafa nekk réew moo xam ne doxul sur le plan économique du ñu soxla yenn kii yi ñu koy lebal kon yooyu ay nit la yoo xam ne ñooy wax am nañ droit wax seen gis-gis ne ñoom lii lañ gis ne moom fii la taux de chômage bi toll mais ku xool chiffres yi nga xam ne moo jaadu nga xool dëkk bi ni muy doxee gars yi daan teg attaaye bareetul de sa waay lawalier deuxième yi ñi daan teg si attaaye si mbedd yi bareetul de weekend ba weekend nga koy gis. tey pour ñu mën a wax ne nit ki dafa luubal dafa am ay corps de contrôle yu fi nekk y a Cour des comptes y a l'IGE yoo xam ne dañuy dem contrôler nit ki dafa luubal mais ñoo ñëpp nga wax ay nit ay seeni noon ñoo xam ne tey ay noonu système bi fi nekk lañ ñoom ñooy jóg di taxaw di xalab nit ñooñu di yuuxu nit ñooñu naan nit ñooñu luubal nañ nangam mais tey amul benn fii may wax ak yow amul benn rapport boo xam ne comme feuille blanc ñu bind ci noir
ne monsieur Diw monsieur Siré Dia wala monsieur Mame Mbaye Niang wala monsieur Cheikh Omar Anne bii rapport daf leen a épinglé si dañoo détourné nangam ay nit la yoo xam ne ñooy wax pour question politique te loolu war nañ ko moytu parce que Sénégal dafa nekk réew mu am solo parce que d'abord ñi ngay accuser dañoo am ay famille dañoo am doom am ay soxna am ay rakk am ay xarit nga koy accuser gratuitement loolu war nañ ko bàyyi parce que nit ki engagé wu la politiquement wala tey jii yaa ngi koy xeex nga dem jël ñu fay presse bi wax xëy ko wili paane ko revue de presse ko loolu tey jii xale bi nga xam ne innocent la wala innocent xamu si dara tey jii xale boobu tey amal nga ko ak parce que papaam nga jël di koy lipaane kooku du ma tudd turam sax bu ma tuddee turam dama koy may bës daal xam nit ñi xam nañ ki nga xam ne moo yor micro yi moom di ratatati man du ma wax ku ndey la boppam mbedd bi man moom vraiment awma jot boo xam ne ñun li ñu président Macky Sall yare ak valeur yi mu ñu jox du ñu tontu ay nit koo xam ne moom day wax te li muy wax yëpp ay sos. affaire terme sud bi loolu depuis ça date 2008 la daté waa Comico dem ak militaires yooyu justice ba cour suprême tracé jox leen dëgg keroog ne ñoom moom terrain boobu ñu jël huissier dem def li mu war a def président Macky Sall si yërmandeem ak ne moom mooy jiitu Sénégal yi yëpp bépp Sénégalais bu am jafe-jafe moom moo ko war a régler mu xam ne dëkk bi metti na am na ay pères de famille yu fa dëkkoon xëy na dëkkuwaay ba mënuñu jekki-jekki rek dem wuti feneen fu ñu am mais foofu man gis naa si communication bi armée bi def gis naa ne ñoom wax nañ ne am na ay famille yoo xam ne am nañ ay kër biir Wakaam googu am nañ ay kër ci Comico te ñi ngi dëkk foofu kon président Macky Sall bu jëlee dégagé un budget de 800 millions pour jàppale leen ñu am yeneen ay dëkkuwaay kon président Macky Sall moom dafa jóg pour régler problème bi parce que moom mooy président de tous les Sénégalais kon foofu problème amu fa ay nit la woon yu doon xëccoo dem nañ justice tracé na jox na dëgg ñi nga xam ne ñoo am dëgg kon dañuy respecter rek li nga xam ne moom mooy loi dëkk bi rek. xam nga militaire bi dafay servir Sénégal am na droit am kër comme yow ni nga amee droit am kër keneen am droit am kër ñoom am nañ ñoo xam ne bénéficié wuñ nañ ci Comico boobu li nga xam ne moom la communication armée bi wax man nag du ma militaire du civil la bëgguma sori si wax jooju li ma la si mën a wax rek mooy li nga xam ne moom le président Macky Sall génne pour jàppale leen ko dimbale leen ko pour ñu mën a am yeneen dëkkuwaay loolu dama koy rafetlu rek. tey Dakar boo xooloon circulation bi ni mu méttee woon tey jii nga xool pont de Saint-Lazare bi nga dem fii Yoff nga dem buntu Pikine ak Ila Touba ak yeneen réalisation yoo xam ne président Macky Sall def na ko bërki démb lancé na pour que nga xam ne parc automobile oto yi nga xam ne màggatoon na cette place yeeg yenn oto yi nga xam ne depuis mat na 100 ans yooyu yëpp ñu jël leen pour mën a changer parce que dafa bëgg xar kanamu dëkk bi jóg. boo xoolee tey ci àll bi nga dem ci dëkk bi parce que Sénégal yemul Ndakaaru kese nga dem tey ji ay dëkk village boo xoolee tey presque yegg nañ ci 80% li amatul dëkk yi àll bi dëkk bi amatul ndox ak courant daanaka léegi taux bi dafa yokk bu baax a baax parce que soo xoolee addition d'eau yi boo demee ñi ngi defar ay château d'eau sur le programme d'urgence de développement communautaire muy PUDC boobu nag ay milliards moo koy financé gis nga bërki dem rek phase 2 bi président Macky Sall bi mu demee tournée économique réceptionné waat na yeneen matériel ay matériel agricole ay moulins à huile pour que jigéen ñi nekk ci àll bi di nekk ay jàmbaar sunu yaay yooyu di mën a bojj di mën a dëbb si ba seen loxo yi di kii tey dañuy am machine yooyu mën a wal mën a def seen cere wala seen laax tey boo xoolee ñi nga xam ne mooy sàmm gi jur gi ni ñu leen daan jëlee bitim réew tey boo xoolee subventionné nañ les éléments de bétail tey boo xoolee tabaski bi ren xar manqué wul te pourtant ñi ngi si jamonoy Covid nga xam ne frontières yu bari dafa tëju woon mais teewul si ndimbalu état bi du Sénégal accompagné na les opérateurs yi nga xam ne ñoo doon def des opérations tabaski.
waaw mais suñ parti mooy ñaawlu na ko condamné na loolu après jeex na def nañ communiqué wax nañ loolu jeex na on tourne la si beneen passe man li parti bi wax rek laa wax lu parti bi waxul waxuma ko tey dañuy wax ne ñun suñu président Macky Sall référence la ci réew mi tey boo xoolee les chefs d'État yi nekk sur le plan mondial ak Afrique dafa am benn leadership bu mu ci incarné parce que nekk na nit koo xam ne moo njëkk a porté na nañu baal dette africain dette économique bi nañ ko baal. li ma siy dolli rek mooy di ci wax mooy président Macky Sall ku ko xam ne du nit ku violent nekkul nit ku nga xam ne day génne làmmiñam lu ñaaw wala loo xam ne dafa yee fitna wala dara bi mu nekkee opposition kenn mësu koo dégg mu wax lu ñaaw wala mu pousser sénégalais yi si lu ñaaw wala mu pousser si loo xam ne mën na yàqal réew mi kon ñun président Macky Sall moom mooy suñu référence moom lañ gëm te boobu logique la ñu yar si boobu logique la ñu nekk kon jàpp naa ne tey crise bu mën di am si Afrique président Macky Sall dina si dox lu mu mën kon kooku référence la boo déggee rek kàddu yi nga xam ne suñu sang bu baax ba di Serigne Mountakha Bachir wax na ko si bi nga xamee ne moom mooy ñi ngi jub màggal gi mu sant ko gërëm ko wax ko ne bàyyee naa la ak Serigne Touba kon man jàpp naa ne en tant que mouride xalifa général des mourides wax loolu si nit ki man nit kooku référence laa ko mën a def parce que man mouride laa te amaguma loolu te moom am na loolu kon man dama koy def référence def ko royuwaay pour mën a am loolu parce que ku toll ne xalifa général kullu mouride kenn jottaliwu ko mu wax jooju kàddu ne ko bàyyi naa la ak Serigne Touba président Macky maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm kon te Serigne Mountakha Bachir ku ko xam ne nit la koo xam ne yàlla suñ borom da koo may xar baax yu bare bari nekk nit ku multidimensionnel kon dañ koy ñaanal yàlla yàggal ko fi muy Serigne Mountakha Bachir ba li nga xam ne moom la yéen liggéeyal maamam Serigne Touba mu yeggale ko si jàmm kon loolu ñun man président Macky Sall en tant que mouride rek sama référence la parce que tey ku toll ne xalifa général kullu mouride daal ne wax ne dëlmat ne kii sant naa ko gërëm naa ko si taxawaayam yu am solo yi mu taxaw dama koy bàyyeeg Serigne Touba kon nag ñun rafet nañ njort bu baax a baax si président Macky Sall. boo xoolee sur le plan économique président Macky Sall bi mu taxawee programme de résilience économique dafa am ay ministres yoo xam ne ñoom ñooy mën a définir loolu politique bi nga xam ne moom la gouvernement bi taxawal tey boo xoolee ministre des finances di monsieur Abdoulaye Daouda Diallo moom it def na liggéey bu am solo moom it di produit de l'APR bokk ci APR de première heure yi kon ñun dañ koy féliciter parce que def na ay résultats yu am solo sur le plan économique gu réew mi en tant que nekk ministre des finances et du budget tey boo xoolee tey wàllum impôt mi ngi dugal xaalis bu bari macha allah boo xoolee douane bërki démb jàpp na presque 16 milliards ci ay trafic affaire u fer kon loolu dafa wane ne moom mi nga xam ne moom mooy le ministre des finances et du budget ànd ko les directeurs des impôts et des domaines et le directeur des douanes ak ñi nga xam ne ñoo nekk trésor aussi douaniers yi di def liggéey bu am solo ak les inspecteurs des impôts et des domaines et des inspecteurs du trésor parce que réew mi dafa am ñoo xam ne ñoo leen di ñooy jox xaalis bi ñooy duy gafkaf yi pour ñu mën a fay salaire yi mën a fay fournisseurs yi kon ñooñu jaadu na ñu sargal leen ñu ngi sargal bépp douanier ak bépp inspecteur des impôts et des domaines ak bépp inspecteur du trésor ak bépp médecin ak bépp militaire ak bépp gendarme ak bépp policier ak ku mën di doon rek ci corps yooyu ñu ngi leen di sargal di leen sant bu baax di leen gërëm di ñaanal Sénégal yëpp jàmm ak salaam